trop di remercier quand même khalife général di Tidiane bu ñu accueillir donc dalal ñu jëm am profité waxtaan ak moom di ko peut-être voilà andil xibaar boo xam ni moo nekkoon li nga xam ni moom la moo ko soxaloon surtout fii ci Tivaouane li wër esplanade donc muy grande mosquée bi donc nekk na loo xam ni alors il fallait que ñu ñëw wax ak moom wax ko ne kat doléance bi nga xam ni moom la posé woon ci début projet bi léegi jël état du Sénégal à travers le président de la République jël na ko en charge maanaam li nga xam ni moo wër grande mosquée bi jël ñu ko woon en charge ci projet bi mais léegi jël nañ ko en charge parce que sur 4 kilomètres yoo xam ni réseau mooy wër esplanade bi dañ ko jël en charge mu boole ci 175 branchements donc domiciliaires yi nga xam ménage yi nga xam ni kër yi di wër kii bi yëpp na mosquée bi yëpp donc dañu connecté wu ci réseau bi donc loolu daf nekk loo xam ni dañ ko omettroon dañ ko vraiment dañ ko jëloon en charge donc nekk na loo xam ni lu bees la te vraiment pour satisfaire li nga xam ni mooy sunu kilifa yi religieux yi fii à Tivaouane maintenant li nga xam ni moom la ñu dooroon ci liggéey bi moo di station d'épuration bi nga wax sànq mu am solo lool parce que su ñuy wax réseau d'assainissement il faut que ñu wax ni station d'épuration dafa war a am donc moo tax station d'épuration boobu bi ñu visité am na solo lool réseau bi aussi donc ci 26 kilomètres de linéaire et station de pompage day tax vraiment li nga xam ni mooy drainage ndoxu eau usée yi mooy mën a yomb station de pompage yi mu ngi ci ñaar ak station d'élevage yi mu ngi ci ñett ci ñaar aussi donc kooku déjà nekk na un système global boo xam ne moo nga fi di wax ne rek loolu yembul donc on peut dire que ci 25% rek la yem mais PDA bi nga xam ne togg nañ ko ci eau usée je crois que lii ñu def première phase la rek ñoo ngi wut peut-être deuxième phase dana tax au moins ñu mën a densifier quartier yi nga xam ni amaguñu branchement donc kooku vraiment ñoo ngi ci dox donc ci ay jéego pour que au moins extension boobu mën a am li nga li war li jëm ci ndoxu taw yi comme ni nga ko waxee sànq point bàyyi point yi nga xam ne dafa suufee bari na fii Tivaouane moo tax en 2000 je crois que 2007 2009 amoon na benn projet Union européenne bu ñu permettre woon réaliser benn réseau de drainage des eaux pluviales ndoxu taw bi ci 4 kilomètres et ñu boole ci benn station de benn bassin de rétention de 40 000 mètres cubes donc existant boobu moo ngi fi donc li ci war a yokk mooy li nga xam ni PDA bi en quelque sorte togg na ko te foofu je crois que ñu ngi recherche aussi financement bu toll ci 4 milliards donc am nañ peut-être yaakaar ak partenaires techniques financiers yi suñu ko amee lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe ci point bàyyi fi nga xam ni point yoo xam ni dafa suufee yaakaar naa ci amee financement boobu rek dañ ko mën a jël en charge mais mënuñu xaar ni financement xam nga kañ lay ñëw en tout cas am nañ ci yaakaar mais am na ay mesures conservatoires yoo xam ne dañu liggéey ak mairie donc bu Tivaouane liggéey ak sunu naataangoo yi nga xam ne nekk nañ ministère direction prévention gestion des inondations pour que ñu anticiper ci loo xam ni peut-être ay inondations nar a am ñu jëm di faggandiku ñu jël ko en charge le groupement national sapeurs-pompiers donc comme dañuy liggéey ensemble ci programme des inondations contre le ministère de l'assainissement qui conçoit la coordination donc la gestion des inondations loolu lépp dañ ci gën a vraiment def xel ci li nga xam ni soo amee ay jafe-jafe war a amee jafe-jafe ci problème inondation fii Tivaouane ñu jéem teel a jóg pour ñu jéem ko saafara. gannaaw bi ko président tegee ci boppu ONAS ñu koy ñaan yàlla defal ko si ndam mu ñëw wër Sénégal boole ci Tivaouane ndax am nañ fi benn projet bu am solo boo xamante ni nii Tivaouane bi mu juddoo ci 1904 ba 1918 donc 114 ans après la ñuy soog a le président de la République Macky Sall décidé defal ñu fi benn réseau d'assainissement en eau pluviale boo xamante ni waxuma ko si tubaab waaye dina laal lu mat ñaar fukki junni ak ñaar ci ay Tivaouanois ak ci lu toll ci fukki quartier ak benn tey jii nag ñu am satisfaction bi ñu visité station de relèvement bi ak station d'épuration yi ñu gis ni yooyu yëpp pare nañu yemb nañu ñu dem visiter ji le centre d'épuration bi nga xamante ni ouvrage bu am solo la boo xamante ni ku ko gis xam ni rek suñ ko bàyyee noonu day doon yàq donc sànq ñu ngi waxtaan ak directeur général naka la ñuy defee lu ñuy woowee un projet agricole intégré xëy na sax bu boobaa dinañ ko bokk ak ku mel ni Chérif Lo ndax gis nañ ne am na tool yu bari yoo xamante nii
wër nañ foofu fa lañ bokk pour que ndox mi bu ñu ko traité ñu bañ ko bàyyi mu infiltré wu wala ñu sànni ko ci àll bi mais mu indi mbay indi tamit loo xamante ni ay emploi lay doon si jeunes yi mu doon centre bu am solo boo xamante ni nii étude d'impact bi bàyyi na de part et d'autre fu nekk 500 mètres yoo xamante ni kenn du fa dëkk loolu nag je pense que lu ñu mën a exploiter la mais tey suñu satisfaction dëgg-dëgg mooy bi ñu directeur général waxee que ni urumu jàkka ji nga xamante ni nii moo taxoon a jóg même assainissement bi mu am ay difficultés jotuñu ko def ñoom fexe nañ ba am ay pexe ut lu toll ci ñeenti téeméeri millions yoo xamante ni tout de suite entreprise bi defal nañ ko avenant boo xam ne noppi na mu war a tàmbali travaux yi lu mu gaaw ndax gàmm nag daan nañ am jafe-jafe lool même bu fekkente ni am na ay oto vidange yu taxaw nit ñi dinañ bari boo xam ni su foos yi septique yi feesee ay jafe-jafe yu mag la daan indi loolu nag defe naa ne bu ñëwee indil ñu nouvelle bu mel noonu ñëw indil ko la xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ñu gis moom ni mu ci amee yaakaar ndax satisfaction bi nee na mi ngi koy am bis bu ñu paree je pense que ñun aussi waa Tivaouane yëpp mënuñu lu dul remercier le président de la République remercier également le directeur général ci nouvelle boobu nga xamante ni indil nañu ko wante bi ñu ñëwee nouvelle bi mooy que ni esplanade des mosquées bi dinañ ko assainir nga xam ni d'ailleurs moo taxoon a jóg assainissement bi léegi am nañ ay moyens pour def ko mu bokk ci réseau d'assainissement bi nga xamante ni Tivaouane amoon na ko mu concerné woon 26 kilomètres linéaires ñu yokk ci yeneen ñeenti kilomètres yoo xamante ni aussi lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom 175 ci ay kër ñoom aussi dinañ mën a raccordé wu def tout à l'égout te loolu nag def naa lu am solo la ko xam Tivaouane xam gàmmu xam quartier koñ jàkka ni muy mel gàmmu xam ne loolu soo ko defee salut la pour les populations tivaouanoises ak gan yi nga xamante ni ñi ngi fiy ñëw Tivaouane tamit at mu jot dinañ am ay jafe-jafe ci yenn point yoo xamante ni ndoxu taw mi dina fa bari ba génn fa wala jàll fa dina jafe donc directeur général accepté na ànd ak ñun ñu wan ko mu xamal ñun d'ailleurs moom mi ngi ut ay pexe yu toll ci 4 milliards yoo xam dañ ko bëgg a jagleel Tivaouane lépp luy assainissement eau pluviale ñu def ko ci mais en attendant nawet bi soreetul dinañ jël ay dispositions en amont ak yeneen naataangoo mi comme lu mel direction de la prévention des inondations teg dispositif boo xamante ni même bu ñu taw bi bettoon tey jii xëy na jafe-jafe yooyu nga xamante ni daan nañ ko am dootuñu ko am maire bi nag loolu dañ ciy fas yéene ànd ak ONAS war nañ leen benn point muy Koulinguidiane lañ fa jot a liggéey di yaakaar ni bu nawet bi ñëwee Kuli problème ba amoon dootu ko amati mais aussi yeneen point yi muy Jidda di Fooñi de Kër Xaali ñoom aussi fas yéene nañ ci accompagner incha allahu taala waaw léegi nag xam nga ñoom bu ñu liggéeyee ba pare ouvrage bi bu nekkee fii ci biir Tivaouane je pense que ni comme si Sénégal dafa am benn technique administrative bu ñuy décentralisation am na benn convention bu ñu war a signer ñun ak ñoom pour ñu am ay obligations yoo xam dañ koy jëmee ci wàllu ouvrage bi naka la ñuy defee ba mu ñoŋ ñoom aussi am na obligation yoo xamante ni si dinañ ko defee pour que li nga xamante ni def nañ ko fi def fi lu ëpp 4 milliards mu mën a ñoŋ ci at yu bëree bëri am na yoo xamante ni lu mel ni ay désensablement yu mel ni yenn disposition yu ndaw yoo war nañ ko jël loolu ñoom du ñu ñëw ba Tivaouane di ko def si mairie moo koy def te incha allah fas yéene nañ ci am taxawaay bu baax a baax d'ailleurs mi ngi may xelal même que loolu ñuy wax le projet intégré ñu xool ban buntu lañ ciy ubbi ci biir convention bi ngir mise en œuvre bi gën a yomb